Voilà, ñu ngi ak le député Demba Diop Sy honorable député ñu ràññee lu bëri ci action sociale yi nga xam ne da nga koy def rawatina pour population bu Tivaouane tey nga inauguré yoon bi nga xam ne moo jëm fële ca kër Salembata donc li waral action bi ak njëriñ bi mu am ci population bi gannaaw ba nga ko taxawalee lan moo nekk sa sentiment actuellement. damay sant yàlla bu baax di nuyu seen téléspectateurs yëpp di rafetlu seen teewaay ci inauguration bi ñu doon def tey yàlla dafa def man département Tivaouane ak Tivaouane moo ma intéressé. Tivaouane dafa mës a intéressé parce que bi ma nekkee xale ba léegi man taalibe Tijaan la dama yaakaar ni lu ma am wala lu ma mën war naa ko def fii ci dëkku Seydi Hadj Malick lépp loo xam ne am naa ko wala ma di ko liggéey bu ma sañoon balaa ma ko tàmbale fen def kër Seydi Hadj Malick ba mu mot ba pare donc bu Tivaouane amee ay village yi dépendre ci Tivaouane te ñoom sentir luñ suñu bopp comme quoi que ñi bokk nañu ci biir commune bi bu ñu ñëwee wax ma seen tawat dama si taxaw loolu moo waral ma defaroon tali boobu dafa nekkoon tali boo xam ne nag dafa naqari diggante yoo bi ñu jaar ça fait 3 kilomètres mais 3 kilomètres la yooyu pour nit daan fa def di nga def au minimum 1 heure de temps wala 45 minutes pour àgg ca dëkk ba donc ñoom ñu koy jooy depuis jamonoy Senghor ba léegi donc tey bu ma fa nekkee am fa ay nit yoo xam ne ni dañuy ànd ak man di politique muy Alioune Diop ak Mansour donc bu ëllëgee bu dara xewee seen quartier te ma war leen dimbale ma dimbali leen ngir yàlla ndax tali 1 kilomètre bu nekk minimum de ça coûte 45 millions donc boo ci defee 3 kilomètres ça veut dire xaalis la donc ba ma koy def dama ko def ngir yàlla def ma ko ngir fay ma si dara ndax kenn fayu ma kon damay sant yàlla bi ma yàlla mayee kàttan ak doole ba mu mun ko def moo àgg fi jàmm. alors ñoom li ñu wax ci ay bëgg-bëgg ngir seen dëkk boobu jëm kanam bëri na liñ ci wax li ñu namm aussi également ak yaakaar bi ñuy xaar ci yow bëri na ba ci école bi nga xam ne actuellement amul clôture lan moo nekk say prochaine action ci dëkk boobu nga xam ne fa la ñu jógee. xam nga nag dëkk boobu rek laay dimbali. dëkk la yi may dimbali ci département bi bari nañu donc mënoo concentré ci benn dëkk rek def fa lépp donc ñoom dañoo wax ma jël engagement ne dinaa leen clôturer seen école dinaa clôturer tamit comme ni ma jëlee engagement bi ndax man damay def ne du ma jël engagement lu ma maîtriser wul ci li ñuy wax ci tawat loolu laa ci gën a maîtriser ndax jënd suuf ak ciment ak béton pour ñu defal leen seen mur école moo gën a yomb ci man pour mu leen ndox ndax nekkuma yoruma ndox mi te ñoom ñu doon jooy ndox courant bi yoruma ko te courant bi aussi extension bi mi ngi ñëw loolu yëpp ay mbiru état la te comme yoruma ko li ma yor moom xam ne mën naa ko moom lay def parce que man du ma xaar ci kenn dama naan li ma am naa ko dimbalee ñi ma nekkal ba pare doog a sewut leneen man noonu lay fonctionner. Au niveau local gis nañ ni candidature yi ñu ngi commencé di feeñ ci wàllu élection maire yi ndax yow prétendant nga ci élection maire yi Tivaouane. non du ma waxagum ci waxi candidature maire yi parce que man taalibe la du ma wax lu jéggi sëriñ bi feek sëriñ bi waxut kenn mënu am benn kàddu ci man am naa parti nag parti bi lu mu war def ci élection locale dana ko def mais man moom kuy xaar ma déclarer dara te sëriñ bi waxul ma xam ne kon doo dégg dara parce que man du ma wax lenn te sëriñ bi waxul ba pare waaw parce que man defe naa ne Tivaouane ville religieuse la am na loo xam ni kenn ñi mu ko def ci yeneen dëkk yi bu doon Touba tey kenn ñi wax nekk candidat la pourquoi nit ñi war a ñeme taxawal naan tey ji candidat la ñu Tivaouane fii xadara bi mooy tànn il faut que nit ñi nangu ne dëkk bi dëkku Seydi Hadj Malick la que lii neex Seydi Hadj Malick moo fi am keneen ku fi wax loo xam ne yaa wax li la neex mais fii moom dëkku Seydi Hadj Malick la dama ne man taalibe la ci mbiru taalibe lay nekk ci taalibe lay resté voilà yow. mais quand même bëgg nga nekk maire Tivaouane. non sama bëgg-bëgg moom nit du ko xam sama bëgg-bëgg incha allah aw ma bëgg-bëgg sama bëgg-bëgg mooy bëgg-bëggu sëriñ bi li sëriñ bi bëgg moom la Diop Sy bëgg. ci wàllu actualité gis nañu coow bi nga xam ne am na ci avion présidentiel bi nga xam ne
commandé nañ ko d'ailleurs depuis 2 ans mu indi coow actuellement lan moo si position Demba Diop Sy. non xam nga Sénégal dafa nekk dëkk bu xaw a doy waar avion bi président de la République moomu ko c'est pour l'état du Sénégal dafa mel ni comme tey jii rek ñu tabax benn building rek ñaari nit ne pourquoi ñu tabax building bi man noonu laa koy gisee parce que président moomu ko nekkul ci turam nekkul ci turu doomam nekkul ci turu jabaram c'est pour l'état du Sénégal. mais nee nañu moment bi c'est pas opportun. non ma ne moment bu opportun du am jamais Sénégal ndax saa yoo defee dara il faut que mu am kenn ku contre mus nga gis ñu def dara Sénégal ñëpp d'accord ne si yoon la heure bi nañ ko def normal na c'est que nit ñi dañuy war a bàyyi caaxaan un président de la République mënul nekk di wëndaalu di ab avion wala ñu di ko boot wala ñu di ko yóbbaale mosul am Sénégal kon nit ñi bu ñu bëggee taafantaloo naan président dafa jënd avion loolu ay waxi caaxaan la état du Sénégal moo jënd avion pourquoi bi ñu jëndee ñetti avion pour def ko Air Sénégal kenn waxul parce que amuñu ko woon te pourtant toog nañu lu ëpp fukki at amuñu sax compagnie kan moo ko kaas kan moo ko wax instant boobu waroon nañu kaas pour Sénégal am compagnie kenn kaas ko fi moom moo ko dem wuti indi ko bu mënee leb avion pour Sénégal dama ko naan gàcce ngaalaama président Sénégal warul bootu daa war a am avion boppam di dem yoon bu mu war a dem comme ñëpp comme yeneen président yi ñu fonk ko respecté ko ñoom lu ñu bëgg mooy ñu am président bu ñàkk fayda wala ñun ñu yóbbaale Sénégal du dëkk bu ñuy yóbbaale. maanaam da nga jàpp ne dañ koy singali moom Macky Sall. non li ñuy wax Macky Sall mënuma ci wax parce que. mën na tontul boppam. man li may wax mooy. état li Macky Sall def pour le compte de l'état wala pour le compte du Sénégal pour ñëpp la ko def il faut que nit ñi arrêté parce que politique politicienne moo baaxut politique politicienne du politique nit ñi il faut ñuy taxaw di bàyyi politique politicienne. parce que politique politicienne mooy tax lu nekk rek nga ne naa ci indi dara pour nit ñi mere ko wala pour nit ñi xas ko wala pour nit ñi wax ko nangam loolu politique politicienne la nañuy def politique ci dëgg ñoom ñiy wax ñoom gën a xam ni que Senghor dafa amoon avion Abdou Diouf am avion Abdoulaye Wade am avion kon moom pourquoi ñu ne warut am avion xanaa moom du président comme ñoom ni ñu nekkee woon président ba Senghor di nekk di am avion ci la ñu gënoon a ndóol te teewul ñu am avion. Abdou Diouf nekk fi ñun ndóol mënuñoo tere avion waaw ma ne tey ngeen ne du ñu am avion c'est-à-dire nit ñi dañoo ñemetul wax dëgg ne nit ñi tàmm di wax dëgg tey nangu dëgg avion bi opportun non opportun si bokk yem fi mu nekk nii am na 50 millions de choses yoo xam ne pour ñun priorité la waaw est-ce que président dafa mun defandoo lépp donc dañuy def lu nekk par étape nit ñi nañu nangu lu jot ñu yomb lu ñu war def ñu def ko li ñu war def mooy ñëpp dugal seen loxo ci liggéey te bàyyi wax. d'accord wax ju bari ji amul njëriñ. d'accord une dernière question ñu ngi dem ci ay élections en 2022 début 2022 tension yi bëri woon na sur le plan politique sur le plan social ban message ngay jox tey les acteurs politiques yi nga xam ne ñoo nar ngànk jeu boobu ngir jàmm ji mën a woy. non li may wax acteurs politiques yi yomb na dama ne acteurs politiques yi nañu pare nawetaan moo jot politique bi élection yi ñu jëm élection nawetaan la. amul kenn koo xam ni di nga falu te du nit ñi la falal seen bopp nit ñi ñooy tànn seeni responsable ku ñu tànnul mënoo ko am kon nag nañu ñaan yàlla nit ñi kenn ku ci nekk tànn ki nga yaakaar ci moom ndax nit ñi du ñu tànn ku ñu amul ci yow yaakaar nit ñi ku ñu tànn rek am nañ ci yow yaakaar damay ñaan yaakaar yàlla nag yaakaar boobu ñu am ci nit yi yàlla bu mu tas la ca des nag nañu xaar ba heure ba jot saa yu heure am jotee. kenn ku ci nekk loo war def na nga ko def man de saa yu moo def lu ma def dara bu ërëm jotee danaa ko def te Sénégal yëpp dinañu xam foofu laa amoon lu may wax maa ngi leen di sant di leen gërëm. honorable député nga baal ñu juste rek benn dernière question mu nekk nii le khalife général des Mourides le khalife général des Tidianes wax nañu ci kaas nañu ci mbirum góor jigéen ñi. président de la république wax na ko ci devant président Amérique ne ko fii ak maa ngi fi du fi am wax na ko Trudeau premier ministre Canada kenn itam. loolu bokkul ci suñuy aada bokk suñuy kii mais dañuy gis ne démb ci Tëngéej mu am ay épreuve anticipée yu baccalauréat ñu épreuve anglais bi ñu ci natt xale yi di leen laaj lu ngeen xam ci wàllu góor jigéen yi demee noonu léegi yow en tant que député lan nga mën a lancer population bi. non li ma mën a wax mooy nit ñi il faut ñu nekk responsable c'est-à-dire li nga wax léegi dafa garaaw ba mu ëpp
président de la république bañ ko xalif général yi xalif généraux yëpp bañ ko muy xalif général des Mourides xalif général des Tidianes ñuy def épreuve élèves ñu leen di jox di leen laaj affaire góor jigéen ça veut dire que dañ koy def ci xelu xale yi loolu c'est irresponsable ak ku ko munti def nga nekk Sénégal tu es un irresponsable man je te considère comme un irresponsable parce que gëwuma nit nga xam ni que la majorité des gens yi nekk ci dëkk bi bëgguñu ko nga yow nga ne imposer leen ne obligatoirement dama leen koy imposer loolu du jëfu responsable day xool situation mu xam ni lii boo ko waxee wala boo ko defee du am li tax ngeen koy waxaat tey xam ngeen ni irresponsabilité la mais tamit damay wax journaliste yi ne boo leen ko taawee trop yéen a koy gën a yokk boo leen ko taaw yi parce que ñoom loolu lañ ci bëgg ngeen di ci wax nit ñi di ci commenter nit ñi di ci wax bu ko defee day nekk kumpa xale yi dem seeti ko loolu lañ ci bëgg donc arrêté leen di diffuser information boobu boo leen ignorer information bi rek rey boobu information rey leen information bi loolu yéen a koy defal journaliste yi loolu laa leen di recommander il faut tuer l'information ci ñoom bu ñu tuer l'information rek rey ñu affaire bi lu mu gën a néew rek moo gën ci Sénégal moo gën ci Sénégalais yi. D'accord ñu lay jaajëfal bu baax. Je vous remercie. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.